mbokk yi Cheikh ñëw na Cheikh borom produit yu baax yi Cheikh borom bagage yu baax yi Cheikh dikkati naak doole mbokk mi déglu ma bu baax ma wax la kuy Cheikh mooy jaay produit yu baax yi produit yi nga xam ni waa Sénégal Europe ñëpp nangul nañ ko nee naa la produit yi nga xam ni amul benn effet secondaire ginnaaw produit yi Cheikh yokkal na leen si ay garabi cosaan mooy li fi maam yi bàyyi woon yow mi nga xam ni dangaa yor hémorroïde moo xam hémorroïde bi si biir wala hémorroïde bi si biti seetil Cheikh moom moo si ay yow mi yor ndoxum siti mu lay wokkatuloo di xar say tànk di dagg sa karaw seetil Cheikh moo si ay yow mi góor wala ngay jigéen yor bëñ buy metti seetil Cheikh moom moo si ay yor na garab goo xam ne bu la ko joxee day wér si saase yow miy mag jabet sonal la lool seetil Cheikh am na garab yu baax si jabet ngay góor wala ngay jigéen sa biir rëy ba jaaxal la lool Cheikh yor na loo xam ne bu la ko joxee sa biir dina wàññiku yow mi nekk si néegu sëy te néew si kattan maanaam di gaaw a àgg fa nga jëm boo seetee Cheikh lam lay jox nee naa la boo yegsee sa jabar dina kontaan ba àgg si lool éjaculation précoce Cheikh moo si ay ngay góor sa Ablaye Ndiaye ndaw ba jaaxal la seetil Cheikh mu jox la produit boo xam ni boo ko siy diw dana gudd dana rëy ngay jigéen bëgg forme bëgg say fes génn bëgg say anf génn fu waay tollu di gis sa poto cornel yi nga am forme bu nice boo soloy jean mu jàpp la nga sol robe mu jàpp la ay boo soloy zip foo romb ñu xoolaat la ndax forme bu rafet Cheikh a ngoog borom produit yu baax seeti ko gaaw wala nga woo ko si numéro bi 70 592 93 94 wala 78 116 15 48 waa Sénégal Cheikh a ngoog rawatina xale yu jigéen yi seeti leen ko gaaw mu jox leen ci bagage yu baax yi fu ngeen jaar def baax ay Cheikh kenn du moom si lu baax kenn du moom si lu baax. xabaar yi lañu leen di baaxee tey ci altine gi yemoo ko ñaar fukki fan ak benn ci weer wi ma di leen dalal jàmm bokk na ci lu ci gën a fës génn pàddina Soumaïla Boubèye Maïga ma fi ne woon premier ministre Mali waaye itam ne woon en détention l'étudiant ba xaru ci diwaanu Pikine ci turam Mbaye Wade danañu del si rek ci bataaxal ga mu fi bàyyi di ci dut baaxam waaye juróom wu góor ci nekkin ne loolee waxal daal mu xaru ak kaddu ya Abdou Mbow yëkkati barkeeloo ko ci coowal Sonko Kadira bi Sarr danañu leen ko xamal ci yàttalu xabaar yi ñaari atu kaso moo di daan ba àttekat ba teg ñaari góor jigéen ya takk deri bettoon ca filaawo ya tàggat yaram moo di ca toftandi ni ñu koy defee saa su ne rek mbokk yi ngeen taaxir waas lëf bàkk ba jib ma daal di leen koy yaatalal. mu ngoog bàkk ba jib na nuyu naa leen bu baax a baax yéen ñi safoo di ñu teewlu ci Dakar Buzz dal leen jàmm ci xabaar yi gannaaw xabaar ya ñu doon biral di wax ni juge bu premier cabinet dafa wolu Ousmane Sonko ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru avril ngir déglu ko maître Bamba Cissé may avocat wu njiital kuréelu Pastef gi weddi na ko ba mu set ba ko sunu ay naataango laajee nag xamal na leen ni Ousmane Sonko jotul benn convocation ci kaddu way laa ay mbind te itam ay conseillers jotuñu benn convocation bu yemook bés boobule mbaa sax beneen bés convocation bi kenn weddiwul daal ba fi mbir mi toll moo di bu Ndeye Khady Ndiaye may borom salon googule di Sweet Beauté kawteef moo daal di am niki aljuma ji weesu ca diwaanu Kaolack gën kaa jege ca Oka Sap gune gu jigéen gu ay atam war a toll rek ci fukk ak ñett mu fa génnaat dina ci anam wu doy waar moromam daal la newaloon ci butigu koñ ba kooke di ab góor ñu doon foowee ak fetel ba ni mu koy tiire ci kawam ña fa njëkkoon teew gannaaw ba ñu déggee lu ni mel te ñu fekk gune ga nag mu tëdd deret ga sang ko police ak sapeur pompier teewoon nañu ca bërëb ya ngir amal fa ay saytu gannaaw loolu itam yóbbu woon nañu néew ba ca morgue bu l'hôpital régional Kaolack ba ubbi woon supp l'enquête xabaar yi dañu ci dolli ne boutiquier ba ak assistant wam ba teg nañu leen loxo ba placé leen en garde à vue ca commissariat d'arrondissement wu Ndorong boutiquier ba nag amuloon permis wu denc googule fetel directeur général Soleil bi Yakham Mbaye àndu nag ca ndogal la Mamadou Ibra Kane jël ngir démissionner ci présidence bu conseil des diffuseurs et éditeurs de presse yu Sénégal ci gàttal ñu naan ko CDEPS ci ab mail bu mu yónnee xaritam bi Yakham di ko ci xamal ni rek yàgg nañu ñàkk déggoo terewul ñu joxante cër war a rek seen ànd googu def ñaar fukki at ànduma nag ci décision bi nga jël laaj ba mu ko ca tegal moo di rek kan la ñu mësul yóbbu ci yoon ci seen biir ak it ndax loolu day wane ni ay délinquant lañu ba noppi tegal ko ci ne déedéet di fàttali rek ne ndogal loolee Mamadou Ibra Kane jël la ko wundu moo di la yoon teg ci ndoddam benn weeru kaso ak amende 1 million ci sunu koppar ñeel injure publique contre kenn ci ay ancien employé ma aljuma fukki fan ak juróom-ñett ca diwaanu Rufisque ab takk der moo fa doon contrôler ab chauffeur woto Njaga Njaay ba noppi rek jox ko ndigal mu taxaw waaja nag lànk ndax ci lañu xibaar yi woy di xamal yoruloon benn kayit ci lañu ko doon laaj takk der ba nga ko tàmbalee topp rek ca sortie 9 bu autoroute à péage bi mu daal di koy mbëkkee ca rond point bu carrière Arafat gannaaw loolu nag mu daw dugg ci parkingu Sokosim bi foofee la ko takk der yu commissariat wu Rufisque Est bi tegee loxo pompier ya ñoo ne woon rek fa mbir ma amee doon rawaatle ki nga xam ne moo di takk der bi sant Sow te fa soluñu turam
lim baa nga yokku ñeel xeex ba dox diggante sunu jàmbaar yeeg rebelu Casamance ya gannaaw jàmmaarloo ga ñu taxaw rek seen digganteeg élément yu MFDC yi di beex gi weesu l'armée nationale bi faat na ñeent ci combattant wu Salif Sadio yi waaye itam rek ci affrontement ya amoon ca Batingaay beneen jàmbaar da caa ñàkkoon bakkanam gannaaw ba ñu ko laalee woon rek ca xeex ba ñu di ko rawale nag la faatu mu di ñaari jàmbaar yi l'armée nationale yu ci seen bakkan rot moo fi ne woon première femme ministre de l'économie et des finances bu République bu Guinée atum 2015 ba atum 2018 moom Malado Kaba dafa xamle ci Twitter bi na nag ab policier sénégalais moo ko agressé ci l'aéroport international Blaise Diagne bu Ndakaaru bu nu sukkandikoo ci Mariam Tendou Camara may directrice générale agence Bantu bokkit ca ña taxawal groupe de réflexion et d'influence des femmes takk der ba door na fa sax ministre bi loole nag doon na lu leen naqari lool ba ñu di ko ñaxtu ci kër taskatu xabaar yu bari juróomi at ci ndëgëni si gannaaw ba mu génnee àddina moom Aliou Ardo Sow njiitu réew mi nag dafa jël ndogalu rek delloo ko njukkal signé na nag ab décret buy wane ni turam la ñuy jox benn pàccu VDN bi mu di rek la yemook place de l'OMVS ak rek giratoire centre international bu commerce extérieur du Sénégal nañu ko xam ne ci décret numéro 2022-640 signé 10 mars Aliou Ardo Sow ma nga wuy ji boromam nag ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru août atum 2017 tolloon jamono jooju rek ci 83 ans moo fi taxawal compagnie sahélienne d'entreprise atum 1970 mu mel ne nag coowal Sweet Beauté dafa yeewuwaat gannaaw ba mu newee sous contrôle judiciaire Ndeye Khady Ndiaye dana wuy ji ëllëg ci talaata gi niki noonu nag njiital kuréelu cadre patriote di xam ne ni jot na yoon yëngatu ci mbir mi yaakaar na ni nag audition ya dana jaax yoon ñu weesu dossier bi Sénégal mën a jàll ci leneen Bassirou Diomaye Faye la mu jàpp moo dine rek bari na lu ñu wax a leeral ndax kat ci xeexu mars ba fukki ndaw ak ñeent ñàkkoon nañu ci seen bakkan te boobaak léegi l'enquête ubbeeku wucca ngir teg ay daan ña def lu ni mel lu bees judd na ci mbirum étudiant bile di Mbaye Wade ñu fekk ko rek mu xaru ca l'école 3 bu Pikine Icotaf moom mi la nag ne woon ca l'université virtuelle bu Sénégal jot na bind ab bataaxal ba ko fi ci mbind yooyee nag ñu fësal ci statut WhatsApp am Mbaye Wade xamle na ca ni rek waajuram bu góor moo waral mu xaru na mu ko dippee moo di ne bàyyi la rek bu mu nawloowul bu rek jafe-jafe njabootam ñorul bàyyi gu boppam dong yitteel waaye itam bàyyi gu bëggul soxna sa ko jural njabootam gannaaw loolu nag Mbaye baalu na ak ñëpp te di leen xamal ni rëccu na la mu ñëwee ci àddina guddi gaaw jàpp di beex la kawteef ga amoon rek ca diwaanu Pikine takk der yi teewoon nañu fa ba amal fa saytu ànd ci ak pajkat ya seen xel màcc ci wàllu woowee ñeel la autopsie avion mu China Eastern Airlines ba écrasé rek ci région wu Guangxi bi ci sud-ouest bu Chine dafa yee ab lakk si benn montagne na ko télévision publique bay xamle téeméeri nit ak fanweer ak ñett ñoo ne woon ci biir avion googule daanu altine tey gi xeetu accident bu ni mel nag ma nga fa mujjee woon am weeru août atum 2010 ñeent fukki nit ak ñaar ñàkkoon ca seen bakkan ñañu doon dut baaxam ci coowal ba fa bayot bu juróom-benneeli fan atum 2018 danañu doon wakaatekat ba niki altine tey gi journaliste bile di René Capin Bassène postier ba Omar Ampoy Bodian ak ñeneen ña danañu leen taxawal rek ca chambre criminelle bu tribunal de grande instance su Ziguinchor ni ñu ko Presse Afrique di xamale danañu wuy nag ca lañu di leen toppee yemook association de malfaiteurs participation à un mouvement insurrectionnel assassinat tentative d'assassinat détention illégale d'armes ak itam tentative de sortie irrégulière de co-responsable bokk na it ca ñañu di ca dut baaxam chef de branche armée bu kuréelu force démocratique de la Casamance biral nañu itam mandat d'arrêt international contre kii di César Atoute Badiate tribunal des flagrants délits bu Pikine Guédiawaye teg na daan niki aljuma ji weesu ñaari góor jigéen ya police yu yëmbal bettoon rek ca filaawo ya Le Soleil dañu di kalaatal ci Seck ak Wat mile ñu fasalul seeni tur dañu xamal ni rek bu nu sukkandikoo ci la ñu wax ci procès verbalu commissariat wu yëmbal ba Seck dafa demoon rek féexlu ji ca plage ba ca la soxlaa boppam dugg ci àll bi Wat gis ko daal di koy def signe rek mu topp ko sa la ñu doxee rek lu tolloog fukki mètre mu proposé ko loolee ñu jëfandikoo ab préservatif daal di ko cay nekkal ci noonu la leen takk der ya doon jëmal yoon ca diwaan boobee bettee boobu nag moo di woon njël benn yoon bi ko Seck di def waaye daal la Wat moom nee na ku ñu naan Alioune Badara moo ko tàmmal danañu tëdd nag ñaari atu kaso ñoom ñaar ñëpp ab déegu gaaw daal lañu biral ci waa ji sant si te fësaluñu turam guddik gaawo jàpp dibeer ñaar fukki fan ci weer wi bi 23h jotee ab agent de santé la rek bu ñu ko l'Observateur di xamale mi ngi tolloon ci ñeent fukki at ak ñaar ci ab baax la génnee daal di wuy ji boromam police Pikine ubbi na ci ab l'enquête ngi xam ci yan anam la ñàkkee bakkanam néew ba nag ñu ngi ko yóbbu woon ca morgue l'hôpital général Idrissa Pouye ex-CTO ngir lu ñeel l'autopsie ba Soda Meng ab élève couturière la toll rek ci fukki at ak juróom-ñaar dong ma nga dëkk nag ca quartier bu ñu naan Tableau
tableau caabi ca diwaanu Mbàkke. Soda dafa nekk ba waajuram wu jigéen Abi Sarr dem màggalu Daaru Musti mu sàcc nattu rek 2,650,000 nga mu dénkoon. Gannaaw loolu nag mu jox ko corom wi di Fallou Diop ngir mu dem tukki ca réew pa tugal ni ñu ko rek laas di xamale. fukki fan ak ñeent ci weer wi brigade régionale de stupéfiants bu Tambacounda ak Kédougou dal dinañuy teg loxo 4090 comprimés psychotropes ak itam ñaari nit ca Kidira ak Bantako, kenn ka nag di ab malien keneen ka di ab gambien. fukki fan ak juróom jàpp fukki fan ak juróom ñaar itam ci weer wi division opérationnelle teg na loxo ñetti réseau trafic intérieur de drogue ci biir Ndakaaru 25 kilogrammes mu yamba ca Yoff 2260 grammes ak 24 pierres de crack. teg itam loxo juróom benn defkatu ñaawteef ñeent ci ñoom di ay nigérian. opération de démantèlement des bases du MFDC bay am ca diwaanu Casamance tax nañu bari rek daal di toxu ca diwaanu Bignona nag tëj nañu fa lu tollu ko fanweeri l'école ak ñaaxi seem. inspecteur d'académie wu Ziguinchor ba di xamal sunu ay naataango ne daal situation ba mayatuloon élémentaire bi di dox wara rek ñu ànd ak IEF jël ndogalu dakkal njàng mi ci yenn gox ya doon rek am bombardement. Cheikh Faye di ci dolli naan famille yu bari toxu nañu ñeneen nag jëm Gambie ñeneen ña Bignona. lu ñeel élèves ya toxu rek ci biir réew mi di Sénégal nag teg nañu ay structure d'intégration ci gox ya ñu dem ngir rek ñu mën a wëyal seen njàng mënees nañu itam déplacer ay jàngalekat ngir ñu ñëw a taxawu leen. ab égyptien bu ne woon rek ci motoom la ñett jàpp ñeenti defkatu ñaawteef song ba cegu ndara kàmm ca quartier Jàmmalaay 4 ba jëlal ko 400,000 ci sunu koppar. takk der yu commissariat wu jàmm gën Sicap Mbao fexe nañu rek ba teg loxo kenn ci ñoom ba wanale kak procureur moom mi le nag di mbubboo ni ab tailleur la da doon jéem a weddi ci njëlbeen ca kanamu l'enquêteur ya laata rek muy boole nawleem ya gannaaw l'enquête ba ca ndawi commissaire Diop yi def agresseur ba wanale nañu kook procureur aljuma di ko toppee vol en réunion avec violence. Soumeylou Boubèye Maïga ma fi ne woon premier ministre u Mali daal dina wujji boromam dañu ko hospitalisé woon nag ci ab clinique ni ki àllarba fukki fan ak juróom ci weeru décembre atum 2021 ba ndëgëni si ñetti fan ci ginnaaw nag Alioune Tine doon na addu rek ci wérgu yaramam doon ñaan ñu yóbbu ko biti réew. ancien ministre de la défense bi nag dafa ne woon en détention ca maison centrale d'arrêt wu capitale ba ci njeexantal weeru août atum 2021 bi. corruption bu ñeel njëndub avion présidentiel atum 2014 la ñu doon ko toppee. porte-parole adjoint bu Alliance pour la République àdduna rek ci coow li lëmbe réew mi jamono jile ci ab waxtaan bu mu sekk ak sunu ay naataango Abdou Mbow nee na ca nag seen yoon newul ci coowal Sonko ak Adji Raby Sarr dañu nekk di liggéeyal sénégalais yi li ci des nag liggéeyu yoon la mbirum civil la ba tax na rek naka ñuy tuumaal dem setali boppam mu jeex tàkk nee na nag mbir la bu askan wi sax warul nekk di yëy yàbbi su nit demee ci salon de massage ñu jiñ ko fa viol dafa war a jël ay matuwaayam takk aw fitam dem wuy ji yoon te bañ a nekk fii di yuuxu naan dañu ko complot mu di woyal naan lu ni mel ñoxu leen te ndayu mbili gi sax xam na ni ñoom seen yoon néew si ndax ba muy jóg ci couvre-feu bi di dem ci salon ba ñoom yëguñu ko delsi na nag ca kàddu ya Mimi Touré wax di wax ni rek Benno yorul carnet de rendez-vous Sweet Beauté. Abdou Mbow di ci dolli naan coow lu ni mel du leen tere liggéey waajal élection législative yi am mbooloo mu takku ci assemblée nationale du leen itam tagatémbel ndax kat askan wi xam nañu ni ña jug ngir manipuler leen duñu ko bàyyi mu jàll. Omar Dieng itam ab marchand ambulant la bu dëkkoon rek ca diwaanu Bunkilin dañu ko fekk moom itam mu xaru gannaaw saytu ya ca takk der yi amal ab l'enquête bañ ci ubbi woon xamee nañu ci ne daal alxamis la bawoo këram jëm atelier wu mécanicien ga ngir rek mu saytul ko wotoom bi booba nag lañu ko gëj a gis te itam ci la gëjoon tontu ay appelam. Omar ma nga juddu juróomi fan ci weeru juin atum 1996 ca Medina Wandifa mu ne woon nag élève ca lycée wu Bunkilin gannaaw ba mu amee bagam atum 2013 mu doon wéyal rek njàngam ci wàllu commerce seede ya di wax ni rek ku jàmbaare la woon liggéeykat la woon doon waaja sax jël soxna. Omar daal ci gàttal njàkk rek tiis la bàyyi ci ginnaawam. tàggat yaram la ñu koy ndar keppee ni ñu leen ko waxee woon rek ci bopp bi mbokk yi guddik dibeer jàpp altine ñu bari ci joueurs yi ña nga rek Marrakech ca Maroc bokk na ci ñooñee portier ba Edouard Mendy juróom-ñeent itam ña nga rek ca cité marocaine ba ku ci mel ne Famara Diédhiou ak Mame Baba Thiam ñi nekk ci championnat turc bi ñaari pensionnaire u club de la Ligue 2 française bi Saliou Ciss ak Moustapha Nam Mamadou Loum Ndiaye gardien bile di Bengourou Kamara ma ñu woo rek ci sélection bi gannaaw ba Seyni Dieng ak Alfred Gomis amee ay blessure
bokk na ca ñu njëkk a ñëw itam Ismaïla Sarr ak Bouna Sarr gardien de but Casa Sport bi moom nag Alioune Badara Fati ma nga yegg Marrakech gaaw moom ak staffu gaynde yi jongantey aller ga ñu war a janook Égypte nag ñu ngi ko dëgmal aljuma ñaar fukki fan ak juróom ca stade international bu Caire mbokk yi li la ñu andiloon tey ci xabaar daañu leen ko toppalaat ci gën a fës yaa ngeen jëf